juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Media ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg noonu xibaari wolof yi ci yaatal ngeen ci ànd ak Makumba Bey. ARMP nee nañ neenal li taxoon ñu jox ndox mi Suez te ku nekk li mu waxoon moom lay def ci wàllu xaalis ñu xoolaat ko Suez mi gañe woon di tàmbaliwaat ni ñëpp àndaat ci kon ak SDE ak Veolia. gannaaw mbiri colonel Abdourahim Kébé mi woote woon ci Facebook bi ak fippu ministre des forces armées génne communiqué di leen fàttali patt ji war ci ñoom ñi nga xam ne nag ay takk der lañu yu kawe ci wàllu politique ak li mën a tege ci seen kaw ci daan des na ci dégg ki yor kadduk DIRPA. ñeenti hectares ya ca gàddaay tax ñu tëj Babacar Fall ñaari ati kaso alamaan ko ñaari milliards altine lañ koy atte cour d'appel ñañu fa tojoon seeni kër ca 2014 ëpp 250 personnes ni dogal bi nar a jógee tribunal li muy xeeñ neexut. football Claudio Ranieri mooy rempli Eusebio Di Francesco entraîneur AS Rome sànq lañ ko wàcce gannaaw élimination bi démb ci Ligue des champions. gan gi Alla Dieng secrétaire permanent UNACOIS Yeesal waxtaan ak Jo Moron ci Carrefour mi war a ñëw gannaaw Auchan. Makumba Bey. ndox mi ñu jële woon ci SDE waroon koo jox Suez ARMP mi nga xam ne nag bi recours bi amee fa la ñu ko yóbbu woon tey ji nag moo joxe ndigal ni lépp loo xamante ne nii rek amoon na ci comité d'attribution bi ba ñu daal di koy jébbal Suez nañu ko daal di neenal te xoolaat doxalin wi ak kenn ku nekk li mu waxoon ni moom lay def ci wàllu xaalis léegi nag procédure bi day delluwaat ci autorité contractante ba di ministère de l'hydraulique Abraham Paul Pouy. autorité de régulation des marchés publics ARMP joxe na ndogal ab ndogalu ndëgëniku nag ñu mën a neenal contrat bi nga xam ne joxoon nañ ko lii di groupe français bi di Suez jëm ci wàllu séddale ndox mi fii ci Sénégal te nguuru Sénégal defoon li ni mel ginnaaw bi nga xam ne marché ndëgëniku bi groupe Suez bi gañe na ko SDE dafa dugaloon ab lettre ñaxtu ci wetu ARMP ne nu ñu defee contrat bi jaarul yoon te ministre bu yor wàllu ndox mi fii ci Sénégal moo jëloon décision bi ni mel mu di Mansour Faye te tànn groupe bi nga xam ne moo di Suez jàpp ne sax moom groupe bile moo gën a yombale te contrat bi mu indi fii ci Sénégal mooy gën a yomb ci askan wi te looloo taxoon sax mu joxoon ko marché bi nag mu mën a séddale ndox mu set te sell fii ci Sénégal jëm ci fukk ak juróomi at yii ñu jëm ARMP ginnaaw bu mu génnee ab lettre le 7 mars jox tëgg SDE ne conditions yi ñu teg ngir jox marché bi ki nga xam ne moo di groupe français bii di Suez jaarul yoon te respecté wuñu ci biir contrat bi li nga xam ne war nañoo wax ñaat la ñu war a jaayee mètre cube bu ndox mi fii te suñu source bu ñu jot waxtaanal nañu mètre cube bi li ko groupe français bi nar a jaayee moo gën a yomb bu SDE looloo tax ministre Mansour Faye jël ndogal jox marché bi lii di groupe français bi di Suez ginnaaw ndogalu ARMP nag dossier yëpp dinañ ko delloowaat ci ministère bu yor wàllu ndox mi ngir ñu gën koo caytuwaat xool entreprise yëpp yi nga xam ne jotoon nañoo déposer seen dossier xool kan moo ci gën a yombale te entreprise yi ñu jàppoon ci Suez SDE ak Veolia lu jëm ci wàllu séddale ndox mi nag fii ci Sénégal koppar gi toll na daanaka ci 80 milliards ci suñuy koppar te li ko dalee 23 avril 2026 ba léegi SDE moo géré marché bi mu toll ci ñaari fukk ak ñaari at ak léegi te mu ngi jaayee mètre cube bi lu toll ci 277 francs. Abraham Paul Pouy leneen loo xam ne jur na xat-xat ci diggante ñu ko séq mooy pàkk bu nekk ca gàddaay ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñetti kër la ñu fa tajoon ci atum 2014 cour d'appel war ko atte altine ñii ci loro woon nag ñoom ni ki ko defoon ba ñu tëj ko ci kaso bi di Babacar Fall ñaari at ak ñaari milliards atte bii di jub si daal nee ñu li muy xeeñ neexul ñu ci doon jano ak taskatu xibaar yi tey jii dañ ciy déglu Babacar Tine ci micro Salif Sow mu fekk woon ndaje ma. bu ñu gisee ni juge bi keroog ba ñu mujjee audience dafa bàyyi Babacar Fall mu dellu këram ci koo xamante ni jàppoon waroon nañ ko jàpp depuis le 14 septembre 2017 beneen bi mooy que ni ñun procureur général. saa ñu ko demandé audience du ñu accordel te Babacar Fall mi nga xamante ni moom lañ jànkonte ñu waroon ko tëj depuis le 14 septembre 2017 juge bi procureur di ko may toujours audience ñuy toog di waxtaan pendant 30 minutes. beneen bi mooy que ni Babacar Fall avocat général bi nga xamante ni moo représenté état bi dafa ñëw taxaw ni Babacar Fall prison la jógee te ñun ba ñuy dugg ci audience bi keroog. ñun dañoo ànd ak moom dugg ci biir tribunal mu wàccee ci taxi léegi nag boo dajalee yooyu yëpp ñun ñu ne ñu amuñu espoir que ñu jox ñu dëgg le lundi bii di ñëw muy le 11 mars. ñun nag taxaw nañoo ak moom tribunal première instance ba ñu condamné ko ñaari atu kaso mu war ñoo fay amende ba pare
tëdd bi nga xamante ni tant que fayuñu du génn mooy contrainte par corps bi amende ça tourne autour de 4 milliards. maintenant lu ñuy wax mooy tribunal ñu ngi koy xaar altine. tribunal ñu ngi koy xaar altine ki nga xam ne nag tuuti kon mu yàgg tribunal di colonel Abdourahim Kébé moom mi bindoon ci Facebook bi di wax nag sénégalais yi ñu wàcc daal di fippu ndax jaay doole gi président de la république bi nekkee moom nag tax na ministre des forces armées daal di génne ab communiqué di leen fàttali ñoom haut gradé yi nekkoon ci armée bi seen jàll dafa war a wéy ba juróom benn fukki at ak juróom lu ko mooy am nay daan yu ci war a mën a tege ki yor kaddu ko DIRPA di Abdoul Ndiaye lañ ciy déglu ci jokkoom ci téléphone beeg Mamadou Amar Ndione. képp ku dem ba choisir ne damay nekk armée ça veut dire que da nga décider doo def politique. le fait que ñu jox ñun ñu mën a woote tekkiwul que dañuy def politique mooy nga woone fi nga far publiquement wala ngay am ay débat politique wala ngay waxee nu mu la neexee ci discussion politique loolu kenn mayu ko militaire bu nekk en activité ak militaire boo xam ne bii même bu retraité surtout officiers yi tant que amoo 65 ans dafa am benn loi moom moo organisé défense nationale loi boobu modifié nañ ko ñaari yoon ba ñetti yoon bi ci mujj mooy la loi numéro 2008-28 du 28 juillet 2008 loi boobu dafa ne que officiers yi nga xam ne dañoo nekk retraite lépp luy tegu ci militaire mooy obligation militaire lépp lu mu war a def en tant que militaire mooy yi mu war a respecter yu mu dul def ay politique ay di wax ci médias yi wala yu demee noonu day dal ci kawam ba bis bi muy am 65 ans pourquoi parce que il est mobilisable jusqu'à 65 ans. Au-delà, il n'est pas mobilisable. Il y a même le cas particulier des officiers généraux. Je vous en ai pas parlé en français. Il y a une instruction qui stipule que pour nous avoir des policiers, il y a des demandes. Parce que le général veut dire retraite. Il est admis dans la 2e section. Mais général, lui, il est dans la 2e section. Vous avez des demandes. Vous avez des policiers, des conditions que vous avez fait. Donc, l'autre moins charte. C'est ça la loi. Ak RFM, kumpa jeex na. ci wàllu politique boobu ñu leen di tere Idrissa Seck tey jii ñi tudde seen bopp force vive Benno Bokk Yaakaar ñoom dañoo bëgg ñu daal di koy def résidence surveillée nga xam ne nag day toog këram ñu daal di ko fay tëj ut ñoo xam ni ñoo koy garder di takk der lu ko mooy jàpp nañ ni ñoom mën naa lëmbee réew mi jaxase ko ci ay kaddu yoo xamante ne ni jàpp nañ ni mën na koo yëkkati ñu doon am ndaje tey ji ak taskatu xibaar yi dal ci itam njiitu parti Pastef ñu jàpp nag ni am na ay discours yu ñuy amal lu mën a ñàkk la waaye ka wax ba mu waxee ba pare ñoom àndaloon am na ci ñoo xam ne ànduñ ci li mu wax Ndongo Ka coordonnateur bu force vive yu Benno Bokk Yaakaar ni li mu wax mooy li war te du ci dellu gannaaw. mu yokkaat ci ne lépp lu ci mën ta xew ci dëkk bi ci fitna ci musiba Macky Sall mooy responsable ñu ne ko déedéet moom Idrissa Seck mooy responsable bi moom jamono yi may wax yi il constitue une menace grave pour l'unité nationale il constitue une menace grave pour la stabilité de notre pays la stabilité politique et la paix sociale. Abdoulaye Gala Diaw ni am na lu ko metti ci doxalinu Idrissa Seck gannaaw élection yi loolee tax nag ñu war a sàkki pexe jëmale ci moom candidat bu coalition Idy 2019. Idrissa Seck ñu ngi ñaan ñu def ko la résidence surveillée mais dégg ngeen ñi ànd ci coalition bi avec le fou de Baobab xam ngeen kan mooy le fou de Baobab Barthélémy Dias laay wax. Ousmane Sonko it ci ndaje mi jot naa jël wàllam Abdoulaye Gallo Diaw ni moom candidat bu Sonko président am na lu ko doy sëkk. dafa jot pour procureur de la République woo ko déglu ko ci 94 milliards yi mu tuumal doomu aadama yi donc nous considérons que Sonko ab hors la loi la. muy mel ni kuréel gi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar dafa daal di am taxawaay gu uute ak bu Macky Sall gannaaw élection yi Abdoulaye Gallo Diaw ni lu nu mel nekkul dafa fekk ni ñoom kat seenuk discours ngir artu rek moo ko tax a jóg waaye seenuk allié bi bokk ci fédération des écologistes du Sénégal ma ngay fexee jubbanti kàddu yi Bakary Sidi Ndiaye. damay xaw a wax lu ñuy wax ne lâche su fekkee ne damay démarqué wu bon moom moo ko on va assumer ça bon simplement moom ay atam dafa xaw a néew xale la dafa waxee waxu xool. ci lu jëm ci ëllëguk Benno Bokk Yaakaar moom coordonnateur bu force vive bu googule coalition ni mbir mu nu mel jamono ji nekkagul lu ñu war a waxtaanee. wàcce kaamil seetaan film janook taskatu xibaar yi ndaw ñi ànd ak Khalifa Sall tey ji moom la ñu màggale ñaari at yi ñu ko tëjee kaso ñu ni nag dëggay mujj te fi mu ne nii nag laataa ñu koy wax waxi dialogue faaw moom ci boppam ñu daal di koy bàyyi te bëgg nañ nag mu am ci saasi dinañ ci jàppandi na ñu ànd ceeg Abdoulaye Diop mën na ca teewaloon.
ngir sàmm jàmm ak door lii di waxtaan ndaw Khalifa Ababacar Sall yi nag ab condition lañ ci teg ñu bàyyi ni mu gën a gaawee seenub njiit Bassirou Samb mooy responsable ndaw yi ànd ak Khalifa Sall. li ñuy exiger waat mooy ñu bàyyi Khalifa Ababacar Sall te ñu am yaakaar que ni ginnaaw ki nga xam ne benn objectif la amoon mooy falu googu moo taxoon mu teg Khalifa Sall fële mu teg ñun dañuy feddali suñu kóllëre ci Khalifa di wax justice Sénégal di wax ki nga xam ne mooy commandé justice Sénégal li ñuy sàkk mooy nu mu gën a gaawe ñu bàyyi Khalifa Sall mu dellu siwaat ci njabootam. suñu sukkandikoo ci yile ndaw nag bépp moyen rek baaxoon na ngir Macky Sall mu daal di écarter ab adversaire politique. li ñuy exiger waat mooy ñu bàyyi Khalifa Ababacar Sall te ñu am yaakaar que ni ginnaaw ki nga xam ne benn objectif la amoon mooy falu googu moo taxoon mu teg Khalifa Sall fële mu teg ñun dañuy feddali suñu kóllëre ci Khalifa di wax justice Sénégal di wax ki nga xam ne mooy commandé justice Sénégal li ñuy sàkk mooy nu mu gën a gaawe ñu bàyyi Khalifa Sall mu dellu siwaat ci njabootam. waaye nag seeni tentative yooyu mujjul fenn suñu sukkandikoo ba tey ci ndaw ba ki fi nekkoon député. durant ñaari at proposition bu dul bu jinne génn na fi durant ñaari at am na ñeneen ñoo xam ne bu doon ñooma ba tey jaay nañu seen ngor accepter compromission waaye dafay wax ni moom bu fa doon def ay at moo ko gënal fuuf mu jaay ngoram bu fa doon def ay ati at moo ko gënal fuuf mu def compromis boo xam ne dafay dem ànd ak ñi fi nekk. ab cérémonie wàcceeb kaamil ab exposition ab ak lii di projection de film si lu ñu tuddee ab complot amaloon nañ ko ci bile bés nekkoon na tamit ab prox ndool ngir ndaw yi ñu wanewaat seen ànd ak seen jàppale kii di Khalifa Ababacar Sall. fukki minute ak benn gannaaw juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Média. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. suba ak jàmm juróom-ñetti fan ci weeru mars bis bi ñu jagleel jigéen di ko ci sargal président de la république di ci toog ak Rigoberta Menchú nekkoon fi prix Nobel de la paix bu benn waxtu jotee ñoom ñaar dinañu ànd janook taskatu xibaar yi ci ab déclaration gannaaw ba ñeenti waxtu ñu àndaat ñoom ñaar xew wi ñu koy jëmale ca méridien président ñu àndaat ca mook président Macky Sall. loolee nag taxoon ba tey jii waa COSYDEP ak One Campaign doon janoo ak taskatu xibaar yi xamal leen ni léeg-léeg ci gone yi ñu teg leen ay métit yoo xamante ne nii yu ëpp lay doon rawatina yu jigéen yi ñu wane ca ndaje moomee nag gone goo xamante ne nii mooy Mariam Diaw moom dañ ko tëdde woon am njàngam ca la yàqoo daanaka li des ci àddunaam fi mu ne nii lu ñu compliqué la moo tax ba ndaje ma jeexee Wuri Diallo beroog moom am yu mu ko laaj gën ñoo xamaleeg moom. Mariam Diaw fukki at ak juróom benn dong la amoon bu ko tiis bi dalee. bi ma paree sama année wu CM bi ma commencé année wu lycée bi à chaque fois yoon bi ma doon jël dama doon dajeeg benn waay boo xamante ne xaw ma ko su ma ko gisee rek daf ma daan reetaan wala mu piis ma wala mu woo ma def ma siñ waaye duma ko wuyu benn jour nag may dem di jàngi ma dajeeg moom rek mu xëcc sama loxo sàkku ma maa ngi doon jooy mais aw ma woon courage fipp wala dara li ma mënoon may jooy ma yaakaar ne su ma jooyee dina ma yërëm waaye su ma jooyee daf may xool di ma menace mu gën a nekk si lu mu nekk loolu duré na ay mois aw ma woon fitu raconté ko kenn wala changé wee yoon daf ma doon topp defaat ma même chose yi mujj bi nag pour bañ a dajeteeg moom ma décidé ne du ma demati école. dafa doy nañu bàyyi métital bi ñuy def xale jigéen ñi ci l'école bi loolu la responsable suivi ak évaluation ONG One Campaign wax madame Senghor. rapport Human Rights Watch bi ñun ñëpp gis nañ li mu génnee dans les régions de la Casamance gis nañ ni ñu ko pointé du doigt enseignants yi phénomène bii du phénomène bu bees yàgg nañ ko dund waaye lu tax mënuñu ko saafara muy autorités yi ni ñu ko war a nattee nattuñu ko rapport bu mujj itam interviewé woon fii 100 boo ci jël li mët xaaj bi bariwul fii yooyu dañuy vivre ay violence yi rek mun na nekk ay saaga mun na nekk ay dóor mais dem na ba ci viol. madame Senghor Marie-Elisabeth Mansali di woo itam nguur gi ngir mu jàppale leen ci seen xeex bi. école boo dem mu am benn boîte à lettres boo xamante ne xale bu jigéen boo xam ne méttital nañ ko mu nekk ci biir école bi wala ci bitu école bi wala ci yoonu école bi nga mun a jël foofu bind ko dem dugal ko ci biir boîte à lettres bi dénonce. yow mi nekk ci méttital jigéen wala xalaat li ni mel bul mës a fàtte ni ki ngay méttital sa rakk la te it mën na doon yaay ëllëg kàddu yi nag ci Mariam Diaw lañ leen jëlee. mu nekkoon wuri ñu des ba tey ci bëccëg boobu suba lañ koy màggal waaye daanaka Sénégal xawee sonn na ko mën a màggal tey jii nde ci la waa Ndeer duggoon ca néeg ba taal ca seen bopp tey jii ci waxtaan wi nag ñu daal di ci gën a xamanteeg itam soxna su tudd Maam Jaara Bousso Ñang Bouchouari moom moo ko sos mi ngi mel ni nga naan Hermès wala Louis Vuitton wala Calvin Klein xeetu saag yooyu di marque moom nag la bëgg a amal ci Bouchouari jooju nga xam ni moom lay amal fii ci Sénégal yëkkati ci tur wi nag jaarale ci itam promotion wu made in Sénégal ñu gën koo xam ànd ceeg Mamadou Diagne.
Maam Diarra Bousso Niang maa taxawal marque bu soirée. mu xees at yi toll si fanweer ak juróom-ñett muy mesurer 1m70 xale bu jigéen bi li mu bëgg mooy daal di def lii di promotion made in Sénégal jaarale ko si marque bi mu tuddee bu soirée mu nekk ay produits marocains yoo xam ne ñi ngi koy defaree fii si Sénégal ak fépp si Afrique. mun na yomb made in Sénégal bi mais héritage bi tamit ak lépp loo xamante ne mun nañ communiquer baax ci Afrique ak ci Sénégal loolu laa bëgg. du yomb nag moom ndax ñëpp ci war a jàpp. gannaaw ba mu amalee ay études si wàllum mode Mame Diarra di xam ne ni yombul woon ngir mu def promotion maroquinerie fii si Sénégal. bëri na ay jafe-jafe daal comme wàllum matière première yi ñi am fii nii il faut que ñu importer yu bëri wàllum tamit defar lu saak yeeg yooyu bëri na am na ay jafe-jafe daal yu bëri. mu yokk si jafe-jafe yi. les produits chinois y en a beaucoup. produits chinois yi daf fi bari lool te man yaakaar naa ni loolee jafe-jafe la ngir ñun. day dem sax ba yi nga xam ne fii lañ koy defaree ci réew mi nit yi duñ ko gis waaye am na ñoo xam ne lépp qualité moom moo leen ko gënal kon nag dafay dépendre ci jëndkat bi am na ci ñoo xam ne ñoom dara teewul ñu jënd saak yi nga xamante ni qualité lay doon kon ñooñee duñu xool benn yoon ba bàyyeeko Chine. ne vont pas acheter du chinois. lu ñu mel tax muy ñaan si jigéen ñi ñu daal di jox confiance lii nga xam ni mooy marque africaine yi. ko ci war a jàpp du yomb waaye comme tàmbali nañ ko ba pare te commencé nañ déjà am nañ benn nit gis nañ ñu daal waaw gis nañ ñu ci international bi donc ci bitim réew bi gis nañ ñu donc ñu ngi ciy sant yàlla bu baax lu ñu mun def rek mooy continuer. mu nekk mbir moo xam ne du yomb tax ba Mame Diarra di ñaan si jigéenu Sénégal yi léegi ñu daal di jël marque bi lee daal di koy def seen moomeel. mu nekkoon Mamadou Diagne kuréel gi ëmb nag jigéen ñi nga xam ne ay femmes d'affaires di jullit lañu tey jii nag li ñu yor jagleel ko bis bi ñoom itam yóbbu nañ ko ci ay daara mu doon nag ay basang wala yoo xam ni moom la ñuy dundee foofee wala ay détergent lu ci mel ni war di sabel ak lu ñuy mën a raxasoo ba set Adja Aram Thiam lañ ciy déglu ci Moussa Omar Gueye ma teewe woon ndaje ma ñu ko doon defee ca Tamba. bis journée de la femme bi ren dañuy def œuvre sociale jigéenu Tamba dañu choisir choisir ay daara te dañu ciblé ay daara yoo xam ne fa la ñu bëgg a dem dajale nañu ay dons. muy ay ceeb ay li nga xam ne moom la ñuy soxla ci daara yi ñu collecté nañ ko ñu moom la ñu war a dem joxe tey ci ñaari daara 2 daara ou 3 daara. mi ngi def activité yu bari différentes activités lay def ñoo ngi def du social ñoo ngi def volet ay financement di def ay volet denrées alimentaires surtout bi nga xam ne boobu bëgg nañu jigéen ñëpp ñu jàllale ko ba fii ba nga xam ne jigéen ñi nekk fii ci Sénégal oriental produits locaux yi nga xam ne moom la ñuy produire ñu mën koy utiliser di ko jariñoo ci suñu biir di ko jaay ñu ngi am sax projet central d'achat boo xam ne ñoo ngi ci incha allah maa ngi ciy liggéey waxtaan ak jigéenu Tambaye pour ñu def boutique Cofamis boo xam ne day jaay les produits locaux ak denrées de première nécessité yi nga xam ne moom la ñuy soxla ci suñu biir kër yi. ñu des ba tey ci bëccëg boobee xew yi ñu koy jagleel nde nag waa Haut Commissariat des Nations Unies ànd nañu ak association des femmes juristes fii ci réew mi di seeti nag jigéen ñi nga xam ni ñoom nag ñoo rëccale ba ñu tëj leen ci kaso bi ñu nekkoon ca camp pénal ñu ni nag fexe nañ ba yóbbaale leen loo xamante ne ni dinañ leen jàppale ci suba ak jàmm ci bis bi Nafissatou Ndiaye. ci xumbute bi la responsable yu Haut Commissariat ak yelleefu doomu aadama màggale bés bu ñu jagleel jigéen ñu koy màggal ëllëg ak détenu yu camp pénal li ko tax a jóg nag bokk na ci gën a ñoŋal nekkinu détenu yi waaye it gën a fësal ak yelleef jigéen ñi Andrea Oris di représentant régional Haut Commissariat des Nations Unies. Toutes les améliorations qu'il y a eu. dañoo bëgg a gën a ñoŋal ak yelleefu ñi caabi féete ginnaaw dañoo wax a nekk ci condition yu mucc ayib li ni mel dañu war a jëfee saa su ne waaye ministère bi yore wàllu yoon ci Sénégal moo ñu ci war a jàppale. C'est de l'État sénégalais. kii di directeur des droits de l'homme ci ministère bi ñu dénk wàllum yoon Moustapha Ka mi ngi xamle ay matuwaay ngir toppatoo jigéen yu ñu tëj te yore xale. matuwaay mooy ni ko instrument internationaux yi waxee jigéen boo xam ne dafa ñëw ak doomam ci biir kaso bi war nañ mën a mettre doom ji ci benn condition boo xam ne du sentir ne ci kaso la juddoo wala ci kaso la yoroo wala ci kaso lay dund yenn prison yi dañuy defar ay crèche yenn prison yi dañuy defar ay même ay jardin d'enfants ak ay école ci biir ak ay foowukaay yoo xam ne xale yi même seen bu ñu nekkee seen yaay ci prison bi duñu sentir
rigueur de prison boobu moo tax parce que xale boo xam ne amagul 3 ans amagul 6 mois wala amagul 2 ans boo ko bëggee taxaleeg yaayam day métti loolu moo tax ñu leen di waral. Au commissariat des Nations Unies lëkkaloo ak jigéenu juriste yi joxe nañu ay matériel yu am solo bokk na ci denrée alimentaire matelas ventilo ak yeneen jagleel ko ñañu tëj ca prison bu Liberté 6. aslëf ci bitim réew ci lu gaaw waa Guinée Bissau di waaj a fal seeni député élection yooyu nag am ci ñoo xam ne yónnee nañ ay observateur ngir ñu xool ko dimanche ci ak jàmm lay doon incha allah nu waa Mankali. observateur yu élection yi ñooñu dañoo ñëw ci tour bu Union africaine foo xamante ni ñooñu dañoo yondi fanweer membre communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ñooñu ñeent fukk membre la communauté des pays de langue portugaise maanaam réew yoo xamante ni ñoo bokk làkku portugaise yu ne CPLP fukk ak juróom-ñett membre waaye États-Unis d'Amérique moomu dafa ñëw ak ñaar fukk membre nu ma ko wax commission nationale électorale observateur international yi ñooñu dañ leen di accrédité te dañoo war a surveiller scrutin bu fukk fan ci weer mars bu ñu nekk ni ci réew mi commission nationale électorale moo chargé gestion électorale yi dafa war a teg ci réew mi ñaar junni bureau de vote xamante ni war na ci voter 760 000 électeurs ñoom la ñu woo pour ñu dem dimanche bi ci urne ñaar fukk ak benn parti politique ñoo nekk ci xëccante pour élection législative yi ci Guinée-Bissau ñoo xamante ni dañ ko considéré ne bu ñu ko jeexee réew mi mun a am jàmm maanaam mun a génn ci crise politique boo xamante ne mu ngi koy jànkonteel lu weesu ñetti at nu waa Mankali Bissau RFM. RFM Sport. Seydou maa ngi lay nuyu. di la fay Makumba. ñu koy tàmbaleeg 8e de finale coupe de la ligue. waaw ñu nag gis na tey ñii di waa Jàmbaar ñoom ñoo génne ci course bi ñii di waa Sonacos dañ leen fekki Kaolack ca stade Lamine Gueye doo leen fa benn bal ci dara entraîneur équipe bi gañ nag di AS Jàmbaar moom sax ma mujjee qualifié ci le 8e de finale jàpp ne victoire bi neex na lool waaye sax mu ngi ko liggéey ci ñaareelu mi-temps ba Boubacar Gadiaga ci micro bi Ibrahima Diamé. kon ne sant yàlla parce que ñëw fii gagné contre équipe boo xamante ne moo ñu raw division si conditions yi métti tàngaay bi ñoo ñëpp doole fuuf mais su ko see premier mi-temps bi sonn nañu tuuti parce que impact bu ñu ñoom xaw nañu sonal mais bu ñu gën a avancé si match bi ñu gën nekk si match bi parce que impact bi wàññeeku na donc jeu bi day installé wu si boobu nag la ñu gën a am voilà la ñu gën a gis suñu bopp si match bi ba si prolongation yi ba yàlla def ñu am ndam dañ koy sant suñu borom ñaan yàlla mu sax ba noppi nag voilà continuer si yoonu championnat bi incha allah. Sonacos mi ñu éliminé nag seen entraîneur jàpp ne dafa daal loo xamante ne daal da koy nangu défaite bile Abatalib Fall nag jàpp na ci jamono ji lu ëpp solo mooy maintien te amal nañu ko naam sax défaite moom dafay metti saa su ne ñu déglu ko. défaite moom défaite la naqar la donc mais lu am na ba pare lu ëpp solo mooy ñu projeté wu ci li ñuy xaar. donc équipe bi vraiment war nañ beneen xaar kanam bon créé nañ occasion yu bëri amuñu réussite boo gisee Jàmbaar si un coup de billard la dugale donc day am ci football donc dañ koy nangu mais lépp solo mooy objectif prioritaire bi mooy ñu maintenir équipe bi en Ligue 1. coupe la neex na trop final nga joué final muy coupe du Sénégal wala coupe de la Ligue mais yàlla defu ko fii lañu sunu parcours di yem ci coupe de la Ligue donc li ñuy nangu la ba pare projeté wu tamit ci lu nekk suñu kanam. ñu waxtaanee Makumba éliminatoire CAN 2019 Sénégal Madagascar ñu koy xaarandi foofe ca stade Lat Dior bu Thiès ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars bi ñu ne chargé de communication bu fédération sénégalaise de football nag mi fa demoon ne naam sax xam ne njàqare jëm ci nekkinu waskatu xibaar yi foofe ngir ñu mën a def seen i liggéey président association nationale presse sportive nag moom dafa daal gis ne cabine bi nga xam ne ko jeg ñi di presse bi dafa tuuti lool Abdoulaye Thiam ci micro bi Cheikh Anta Diop. stade bii nii ak stade Léopold Sédar Senghor dafa wuute stade Léopold Sédar Senghor 60 000 places la match équipe nationale bu Sénégal yëpp dañuy faral di gis match officiel yi ak des matchs amicaux sax dañuy faral di gis environ 200 journalistes yu ñu accrédité te loolu ci presse privée bi kese la bokkul ak RTS bi nga xam ne day yenn saa yi day dem ba am ay 80 journalistes fii nag 10 000 ak 15 000 places moo fi am donc ce qui veut dire que stade bi dafa xaw a ndaw donc loolu il fallait d'abord que ANPS mu ñëw ñu xool ñun ban tribune presse la ñu réservé journalistes sportifs yi. li ñu gis nag ñu xam ne li ñuy réservé presse bi dafa xaw a néew dafa tuuti donc
moo tax bu ñu gisee ba def ay proposition ñu delluwaat ci fédération déjà balaa ñuy ñëw jot nañ leen contacter man sama wàllu bopp jot naa ki nga xam ne moom moo yoree seen wàllu communication de Abdoulaye Sow nee naa ko tey dinaa fi ñëw ñoom ci ngoon dinañ fi ñëw bu ñu ñëwee suñu ñibbisee Ndakaaru dinañ toog ñu waxtaan lan la ñu war a def pour permettre journalistes yi ñëw en masse parce que dañuy def lu ñuy woowee service public de l'information donc loolu il faut ñu séddale ñu ay quelques paliers yoo xam ne suñ demee dinañ def proposition yooyu nga xam ne suñ si d'accordé dinañ mun a déplacer ay journalistes yoo xam ne yu bëri la yeneen yi nag loo xam ne ANPS war na ko mun a def dañuy xaar d'abord ba réunion bi jeex bu demee ba réunion bi jeex ANPS dina defaat beneen proposition pour faciliter déplacement journalistes yi nga xam ne dañuy jógee Ndakaaru ñu ñëw fii ba Thiès seetaani match bi parce que samedi la après ñu mun a ñibbi en toute sécurité Ndakaaru. ñu wéy Rome dinañ ci yegg si léegi waaye Europa League ren moo daan Arsenal Ismaïla Sarr dugal ci. waaw 3-1 la ko door mu nag am yaakaar ne dina dem foofa ca quart de finale ca Europa League ñoom sax daanaka fukk la ñu woon ndax dañoo daal di expulsé maanaam génne kii di Socrates ci ñaar fukki ñaari minute ba club bu Breton bi nag daanaka dafa daal gis na mbir yi leer na ngir ñu daal di qualifié ci quart de finale laata match retour bi ñu war a amal foofa ca Emirates Stadium foofa ca Arsenal. doomu sangam nag kii di Makum wax nga ko léegi Ismaïla Sarr moom moo dugal ñetteelu bii boo xam ne daal moom waral ba victoire bi daal di leer yaa ngi doon wax léegi kii di Claudio Ranieri daanaka du chemin lu yàgg gannaaw nag bañ ko dàqee ci diir bi weesu Fulham mi mu doon coaché moom moo ko dàq mu nag war a wuutu Eusebio di Francesco di entraîneur bu AS Roma. moom nag dañoo jàpp ne li mu ñàkk démb AS Roma li mu ñàkk démb diggam ak Porto te Ligue des Champions moo waral ba ñu daal di dàq kii di Eusebio di Francesco kii nag di Claudio Ranieri war ko fa wuutu kon daal mu mel ni li muy chemin du yàgg gannaaw bañ ko dàkkee foofee ca Fulham Makumba Bey. mu nekkoon tàggat yaram ñu ci doon ànd ak Seydou Nourou Ba. Tour du web ci RFM. Tour du web bi ñu ànd ceeg Marema Diop. dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu jukkee ci xarala yu yees yi ñaari at ci tey Khalifa Ababacar Sall nekk ci kaso bi lu nu mel tax na mu bind ab message ci compte Twitter am lii la ci wax 2 ans de courage de dignité et de résistance face à l'arbitraire maanaam ñaari at yoo xam ne mu ngi ci ànd ak jom ak fulla gëm-gëm ci loolee mu tuddee jaay doole message boobee ñu koy gis ci xët bu njëkk bu Sénégal muy wax ne Khalifa Ababacar Sall mu ngay feete ñaari ati kasoom waaye ba tey di wéy di joxañ baaraamu tuuma état du Sénégal ñaari ati kaso yu Khalifa Ababacar Sall ay ndawam desuñu ginnaaw jeune khalifiste yi def ab conférence de presse leen rek la ñu def yëglu ngir ñu bàyyi ki nga xam ne moom mooy seen jiit nekkoon fi maire bu Dakar ba tax ñu amaloon ko jàngab kaamin waaye itam projeté film boo xam ne day wane waat histoire bu kii nga xam ne moom la ñu gëm di Khalifa Ababacar Sall Dakar Actu mel ni ku leen di feel waaye neneen la ko jëlee moom rabat d'arrêt ba la indi def ko ci fil actualité am nee na nag procédure bi mu ngay wéy état du Sénégal am na fii ak ñaar fukki fan ci weeru avril ngir jox ay tontu ñii di avocat yi te ñu dugaloon recours boobee ñu jóge ci Khalifa Ababacar Sall président de la République Macky Sall moom itam daal di sax waxtaan ci waay politique yi waaye itam sax waxtaan ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko fi jiitu woon di ay président Dakar Actu dem jël kàddu gi jox ko kii di Abdoul Mbaye nag mu ngay xamle ci xët bu njëkk bu Dakar Actu ni président de la République Macky Sall bëggul leen lu dul daal di débarrassé wu ci opposition bi maanaam opposition bañ fee amati mu teg si ni jarul woote ndimbal di ut noo koy jaaralee ab soutien nañ ko féetale boor ndax dépp processus bu électoral bi dañ leen cee génne ba tax président de la République Macky Sall am victoire am bu mag bi boo xam ne moom moo ko jàppee victoire waaye ñoom opposition bi ba tey jàppee wuñ ko victoire si woote waxtaan boobee le igfm.sn daal di des igfm nag mu ngi jël kàddu gi jox ko Souleymane Ndéné Ndiaye di xam ne ni lu baax la président Macky Sall daal di woo kii di Abdoulaye Wade ndax ñoom ñaar seenu diggante dafa yàgg lool ñu dem ci société ak lakk gu amoon tey ji foofee ca Thiès ay camion citerne ñoom ñu explosé ci zone industrielle ba nekkee foofee te jege seenu kaso loole nag indi na ay lorange yu bëri ñu koy gis ci igfm.sn waaye itamit di ko gis ci site bi di Presse Afrique ñu dem biti réew ànd si ak izdf.sn mu ñu xam ni Soudan ñu ngi tey am nañ ab manifester boo xam ne ñu ngi sàq ci seen jiitum réew mu daal di
day démissionné kookee di Omar El Bachir bëgg nañ mu jige foofu ñuy woote urgence ñu ngay xamle sax ci izf.sn ni seen manifeste boobee jigéen ñi bari woon nañ ci lool. jeexale tàggat yaram match Liga Europa seneweb.com di xamle ni Ismaïla Sarr moom moo daaneel ñii di waa Arsenal ndax kat bañ doon joué ab match boo xam ne 11 ñoo doon daje ak 10 teewul ren daal dinay plier ñii di waa Arsenal ci 3-1 mbokk yi lii moo fi ruuse woon ci xibaar yi ñu jukkee ci xarale yeesi. ñu tollanti quartier vert ànd ak Youssouf Bodian. ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm. tey nag dañuy waxtaanee politique environnementale maanaam doxalin bi nga xamante ne kon moo war ngir sunu alam ci campagne ngir présidentielle bi passé am nag ay ñuy yëngu ci société civile bu environnement defoon benn plaidoyer ngir ñu mën a boole xalaat yu yees ci ni ñuy doxalee lépp luy alam bi ci Sénégal ki initié li ni mel mooy Khady Camara nekk tamit promotrice vacances vertes. président Macky Sall nekk na ci candidat yi koo ci xam ne moom dafa signé woon pacte d'engagement bi te boolewu ci benn réserve maanaam lépp li nga xamante ni moom la ñu sakku woon ci moom ci wàllu environnement ci wàllu alam moom daal signé na ko ci baatu ki nga xamante ni moom mooy directrice de campagne am di madame Aminata Touré moom nangul nañu ko ci wàllu li nga xamante ni moom la ñu doon wax ci biir muy wàllu érosion côtière bi ci topp nekk wàllu gestion des déchets ci wàllu mbëbës bi pour ñu tëj ko daal di koy toxal bi ci topp nekk ci wàllu centrale à charbon bi nga xamante ni moo nekk ca Bargny yëpp ñu daal di koy tëj ndaxte baaxul ci suñu alam te baaxul it ci askan wa nga xamante ni ñoom ñoo fa dëkk bi ci topp nekk ci wàllu éducation à l'environnement ak développement durable ñu daal di ut ab programme national boo xamante ni fépp ci Sénégal lañ koy amal ba nga xam ne ku nekk dina si mën a jot ba gën a xam naka la ñuy toppatoowee li nga xamante ni moom mooy suñu alam bi nga xamante ni nag moom mooy bu mujj mooy wàllu bonne gouvernance ak li nga xamante ni mooy suñu pétrole ak suñu gaz ak suñu ressources yi nekk fii ci suñu réew li nga xamante ni mooy bu ñu ko exploité ba pare ñu mun ko daal di séddale ba askan bi yëpp ku ci nekk mën cee gis sa bopp kon loolu yëpp tey mun nañu jàpp ne kii di président Macky Sall moom nangul nañu ko bu ñu ko seetloo ki nga xamante ni moom mooy président Macky Sall sax bi ma defee plaidoyer ba pare dama seetlu ne moom daf mel ni da doon tontu à distance parce que léegi nga xamante ni moom mooy wàllu décharge de mbëbës tontu nañu ci ak programme am bi nga xamante ni mooy zéro déchet wax na sax bene mbëbës dañ koy transformé donc loolu nekk na loo xamante ni benn pas la bu mag te ñun dañ koy sàkku ci moom bi ci topp wax na ci wàllu érosion côtière ci biir campagne bi ginnaaw bañ defee suñu plaidoyer ba pare wàllu centrale à charbon sax wundu na ko donc nekk na loo xamante ni yaakaar naa ne moom mi signé pacte boobu kon daal fi mu nekk nii pare na pour ut ci ay solution yoo xamante ni solution yu durable lay doon. président Macky Sall kon falaat nañ ko bokk na ci programme yu am solo yi mu war a doxal mooy PSE vert lu mu wundu laaj nañ ko ki koy xelal ci wàllum alam bi di Boubacar Mbodja. environnement nag suñ ko waxee dafa ëmb lu bëri ki ci njëkk mooy nit ci boppam doomu aadama puisque lu ñu mun def ci suuf fii li ñuy ci wut moo di ne yokk wér-gu-yaramu nit ñi yokk seen taxawaay ci àdduna fexe seen dund gën a yomb ba pare gën a mucc ayib loolu nag soo xoolee ci PSE bi lu bëri bëri da ko firndeel lu ci njëkk mooy politique protection sociale yi doomu aadama ak fu mun ci nekk war na mun a am ndox bu sell bu muy naan mun na war a am aussi courant boo xamante ne dana mun a tax ba mu am dund bu sell ba pare itam mun a am bépp loo xamante ne daal waa dëkku kaw yi ñu ngi koy am te waa kaw gi soxla ko muy ñu koy woowee les programmes d'accès ba pare nag gox-goxaan yi biir Sénégal ñu koy woowee territoire ñu fexe ba ñu am nekkin bu normal mbéy mi politique agricole bi ñu fexe ba nga xamante ne day préserver ressources yi. monsieur Mbodj PSE vert boobule lan lay soppi ci politique environnementale yi nga xamante ni Sénégal mu ngi koy amal boobu ba léegi. courant bi lu bees la ñuy togg courant jëlee ko ci naaj bi président Macky Sall moo ko fi indi 2012 liñ ci doon jublu am nañ ko si mu woyofal topp aussi Sénélec ci jafe-jafe yi mu amoon pour jox dëkk bi courant waaye également politique de protection forestière parce que garab li muy jëriñ dafa bëri ngelaw li nga xam ne moom la ñuy noyyi garab yi mooy tax ngelaw loolu mun a sell ñaareel ba su amul ay forêt maanaam su amul gàncax mënuloo am suuf su baax boo xamante ne soo ci béyee am ci li nga bëgg ba pare nag président annoncé na dana créer benn agence boo xamante ne agence de protection des forêts lay doon maanaam li koy tax a jóg mooy saytu àllu Sénégal gàncax gi nan la ñuy fexe ba mu sax fi gën a naat ba pare sax ñu créer yeneen façon mu gàncax yoo xamante ne day ñëw yokk li fi am loolu mu nekk lu important waaye itam wax naa ci affaire u transport yu bees yi ngeen gis fii ñu koy wax ay TER ak
ak BRT nga xam ne courant lay doxee muy ay bus ak ay train loolu aussi dafa doon lu important parce que environnement aussi dafa ëmb nit ñi ak seen dëkkin ni ñuy dëkkee ak ni ñuy dundee loolu yëpp ay dimension environnement la. kooku mooy Boubacar Mbodj di xelal njiitu réew mi ci lépp lu jëm ci wàllum environnement mooy tëj buntu quartier vert ba bés yi di ñëw ci benn waxtu bi benn gox bi ci benn planète bi. ministère bi yor wérgu yaramu askan wi jaare ko ci programme bi ñu dénk xeex jàngoroy tuberculose moo leen di may seen émission bonne santé jàngoroy tuberculose ñu ngi koy wàllante ci ay toq-toq teflit yuy génn ci gémmiñu kii amee jàngoro ji buy sëqët mbaa muy tisooli ngir aar say dëkkandoo del taf sa gémmiñ saa booy sëqët mbaa ngay tisooli di aéré néeg yi ngir jant bi di dugg suba gu jot dem kër docteur saa boo amee sëqët bu weesu fukki fan ak juróom jàngoroy tuberculose mën nañu ko faj garab yi am na ci bépp bërëbu fajukaay te dañu koy maye. ñu ànd ceeg soxna Awa Mbaye. excellent jàmm taab mën naa feeñ fu ne ci nit ki ba ci sax yuur te loole mi ngi tekki màndarga doomu jàngoro bu nekk ci bopp bi wala beneen cër boo xamante ne dafay dem directement ci yuur gi professeur Momar Kodeba di neurochirurgien. taab ci yuur am na ci xale am na ci mag soo ko gisee li koy indi mooy nga am benn feebar boo xam ni mën na nekk ci kanam gi wala ci bopp bi wala ci yeneen cër yi nga bañ ko toppatoo su ko defee doomu jàngoro boobu day yéeg ba egsi ci yuur gi. am na màndarga yoo xamante ne nag nit ki bu ko amee docteur bi mën naa xalaat ne lii taab la ci yuur waaye nag mu dëggal ko ak saytu bu leer. bopp buy metti bu tar bët yuy lëndëm wàccu boo xam ni day ànd ak bopp buy metti bi léeg-léeg muy indi la feebaru say yooyu yëpp nag wala cër goo xam ni da ngay jékki-jékki rek bañ loolu yëpp mën na ci am. neurochirurgiens yi ñoom seen bopp gis ne taab ci yuur nekkul lu garaaw faj bi yomb na opéré la ba noppi nag teg ci li ñu naan antibiotique di ay doom yuy rey bépp doomu jàngoro. su dee taab boo xam ni dafa rëy opéré parce que ba opéré bi compliqué wul da ngay am bën booy def ci bopp bi ba pare am noo xam ne yoo xam ni ay jumtukaay yu ñuy am pour manque dëtt bi nekk ci biir yëpp ba pare raxas foofu ba mu set tëjaat ko loolu mën na nekk su fekkee ni yu ndaw la dat dañu lay jox ay antibiotiques yu bari ba pare di la surveiller maanaam ñetti semaine wala ñeenti semaine ñu defal la scanner waaye même su fekkee ni opéré nañ la di nga jël ay antibiotiques loolu moom c'est obligatoire. ngir fagaru bi nag professeur Bané li képp la nañu fexe ba moytu lépp loo xamante ne infection la di doomu jàngoro ci biir yaram mën a indi jéeye boo mënti gis. doomu jàngoro bu mu mënti doon muy yoo xam muy wànnent muy soj ba pare di génne dëtt sa bakkan muy ay bëñ yu yàqu te nga bañ ko kii wala nopp bu am buy metti yooyu yëpp su amee dem consultation ñu seet ko nettoyer ko jox la ay garab yoo xam ne day rey doomu jàngoro parce que li ñi mu dal ñëpp sooy xool problème boobu mënoon nañu ko éviter su fekkee da nga ko yéex a gis même su fekkee ni traitement ba nga leen di opérer bi baax na ak yooyu nit ki mën na ci des ak ay gàllankoor yoo xam ni dootul mel na mu meloon ca njëlbeen. jërëjëf professeur Momar Kodeba di neurochirurgien di saytoo ko jàngale ca faculté de médecine ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jërëjëf yéen itam ñu leen di soññati ngeen toppatoo seen wér-gi-yaram. ministère bi yor wérgu yaramu askan wi jaare ko ci programme bi ñu dénk xeex jàngoroy tuberculose moo leen doon may seen émission bonne santé kii amee jàngoroy tuberculose te di jël traitement ni mu waree dootul wàlle bu amee fukki fan ak juróom wareef la ci képp ku dëkk ak moom nga di ko jàppale ak di toppatoo nu mu waree taxawu ku amee jàngoroy tuberculose bokk na ci aar sa njaboot ak sa gox. ñu yegsi ci kan gi di Alla Dieng secrétaire permanent UNACOIS Yeesal muy ànd ci waxtaan wi ak Jo Maron li ko sabab di nag ñëwuk ñii di waa Carrefour di kër guy jaay nag lu mel ni Auchan ñu nekk ca France war leen fee fekk si ñu teewlu leen. Alla Dieng ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yaay secrétaire permanent UNACOIS Yeesal nekk ganu RFM soir xam nga Auchan ci bari woon na fi coow lool bi mu fi nekkee. fi mu ne nii sax waxatuñu mbirum Auchan mais Carrefour la nit ñi commencé di wax ne commencé na di liggéey lan mooy seen njàngat ci ñëwam fii. waaw suñu njàngat moom jo duñu ci changé mooy économie Sénégal Afrique ak adduna bi dafa changé
ni meloon fanweeri at ci ginnaaw mënu ni mel tey lu ko waral déjà communication sax dafa changé muy li réseaux sociaux et mieux frontière amatul diggante réew yi fi mu doon déjà sax ñu ngi wax ZLECA zone de libre échange en Afrique mooy wane ne opérateur économique dañu war a adapté ci situation bu bees. Auchan ñëw nañ Carrefour installé na ñeneen a ngi ñëw non seulement ZLECA mais mieux am na ñu ñuy wax Leclerc ñu ngi waaj a ñëw loolu lu ko waral mooy non seulement économie dafa changé frontière amatul daanaka lu dul li ñu tere muy produit boo xam ne nii produit bi la loolu rek la ñuy tere mais bu beneen produit boo xam ne nit ñi soxla nañ ko buy jaay douane bu fayee douane bu ñëwee mën nañ ko jaay te itam réew bu xasee ba fal njiitu réew moom moo yor orientation léegi ñun bu ñu dee acteur mën nañ ci ànd comme mën nañ ci bañ a ànd waaye boo ci bañ a ànd aussi na nga teg ay firnde yu tax léegi ñun bi ñu déggee coow li waxuñu Auchan dégage waxuñu Auchan reste ñun dañu analyser xam ne Auchan am na lu ma am lu négatif mais am na lu positif te aussi Auchan mën na fi nekk tant que consommateur yi ñu ngi koy bëgg mais aussi Auchan mën na fi nekk tant que autorités yi jox na leen ñu installé bu ñu leen joxee ñu installé nañ leen bàyyi bu fekkee dañuy jaay lu bon consommateur dañ leen woon gannaaw su fekkee aussi dem nañu ba respecter règles yi réew ñi jiite réew mi dañ leen génne mais ñun bu nee opérateur économique waruñu wax ne Auchan dégage parce que investisseurs yi ñëw fi installé ci réew mi te ñun ñi ngi am ay partenaires ak yeneen investisseurs yu fi war a ñëw fii ëllëg am nañ bureau bu ñu ubbi Milan boo xam homme d'affaires yi nekk Schengen bu ñu bëggee ñëw Sénégal mën nañ fa jaar am ay xibaar balaa ñuy ñëw di fi investir waaw nan ngay séentu ay investisseurs yu war a ñëw ba pare dàq ay investisseurs yu installé mais ñi nga xam ñoom ñooy dàq ñi bëggul Auchan wala ñeneen ñi nekk fii mooy dañuy ñëw pour rey commerçant yu ndaw yi yëngu man seenu teewaay mën na affecté commerçant yu ndaw waaye loolu dinañ ko leeral ci kanam d'abord Auchan du lu mu bëgg a def ko wala mën nañoo toppandoo commerçant yi ndaw yi Auchan am na lu mënul Auchan mënut a jaay tonne ciment Auchan mënut a jaay tonne fer mënul jaay tonne ceeb Auchan mën na concurrencer suñu membres yi jaay produit alimentaire waaye am na niveau bu mu yem te léegi nag marché suñ ko xasee ba ubbi ku nekk am nga ci wàll yow am na sax commerçant am dañuy dem ci benn secteur bu demee ba doxul aussitôt dañu am capacité changer dugg ci benn secteur parce que marché bu ouvert la léegi yanuwul maana ñu nekk concurrent ñu tëj suñu biti na Auchan génn réew mi loolu dafa yanuwul maana ñoom concurrence déloyale la ñuy wax waaw ñoom ñoo ko tuddee concurrence déloyale mais du concurrence déloyale xam nga lu tax du concurrence déloyale boo xoolee doxalinu àdduna ni muy demee ak ñu signé règle de l'OMC am na loo xam ñun sañuñu ko état bi sañu ko mais ñun en tant que concurrent Auchan sañuñu ko maintenant commerçant yi nekk ci koñ yi Auchan mën leen remplacer pour raison yoo xam ñëpp ko xam commerçant bu nekk sama kër tudd nekk sama booru kër tudd Ibrahima mais damay wàcc wax soxna si ne ko dama jël gaz bu après laay fay mën naa faa jaar sa jox ko ne ko jox ma carte crédit 5000 francs donc kooku Auchan mënu ko remplacer parce que moom am na clientèle bu fixe boo xam ne nii man ca laa bokk keneen ci la bokk keneen ci la bokk te da koy jéem a conserver mais ñun dañuy wax ne leen ñoom nañ xool ci Auchan ci boutique yi set ci boutique yi am sécurité mais aussi ci boutique yoo xam ne am na hygiène bu tegu ci yoon mais doone man maa fi jaay kenn du jaay sama wet te concurrence dafa baax ci lépp xool ko ci téléphonie xool ko ci ciment xool ko ci leen concurrence dafa baax ci lépp te léegi nag bu ñu nee concurrence déloyale la dara empêché wul commerçant yi ñu organise def lu mel ne Auchan wala lu ko romb na ñeenti commerçant jël ku nekk 1 milliard 500 mille te am na fi léegi ñi ngi investir ci leneen pourquoi ñu investir ci immobilier ku nekk tabax immeuble mënoon nañu dajaloo def lu mel ne Auchan wala def lu ko ëpp loolu bu ñu ko tàmbale woon tey non seulement état bi dana leen jàppale mais bu ñëwee UNACOIS sax ñun danañ ne organisation bu leen jàppale ba loolu am te loolu ñu am espace nit ñi amee Auchan ñu am espace concurrence leen mais bu doonee concurrence déloyale daal ne cëpp koñ ngay nekk di jaay keneen amul droit jaay fël te ku ci nekk am nga cible boutique bi nekk ci koñ bi am na ay clientèle am Auchan aussi am na clientèle am mais doone man damay ubbi di jaay fii ci koñ bi keneen doon ubbi kooku consommateur yi nañ ko boycott su fekkee baaxul ci réew mais lu jaaxal ñu bari mooy maire yi faral di jaay ci mbedd mën nañ jaay nettatu mais grande surface yi da ngay dem foofu gis ñu jaay nettatu loolu ànduñu ci moom te wax nañ ko fi ñu ko war a waxee parce que concertation bi direction du commerce intérieur invité woon maa nga foon ànd ak président Cheikh Cissé ak membre délégation yi te boobu Auchan ñi ngi teew waa Carrefour ñi ngi teew mais directeur commerce dañ ko wax ne ko ñun d'accorduñ ci boutique yooyu di jaay microdose ay juróomi dërëmi kaani juróomi dërëmi soble juróomi dërëmi nuñ ko waxeeti xorom ak juróomi dërëmi sukkar ak juróomi dërëmi meew wala fukki dërëm loolu nañ ko bàyyi boutique yi ko ak suñu maire yi ci nekk ci marché ko amuñu droit jaay loolu te loolu danañ xeex ba mu dakk bu fekkee tàmbali na léegi tey est-ce que mënuñu wax ne commerçant yu mag yi tey dañu laaj ci moyens yi ñu am ak li ñu leen fi ñu leen teg lu leen tere ñoom ñu def ñi Auchan waaw léegi xam nga wax naa ko sànq dara empêché loolu ñu def na Auchan te boobu mën nañu def sax lu raw Auchan kooku buñ ko tàmbalee état bi dañ leen appuyer mais ñun UNACOIS dañ leen appuyer ñu nekk suñu membre wala ñu ñàkk nekk suñu membre dañ leen appuyer pourquoi parce que structure bi aussi loolu lay jariñ mais am na leneen loo xam ne waxuñu ko sax gis nga Auchan ak Carrefour yëpp ñun UNACOIS sax xam nga lu ñu leen di ñaan nañ jàpp ci lépp lu jëm ci promotion produit sénégalais. lan nga bëgg wax foofu. non mooy maanaam li ñuy defaree Sénégal parce que déjà ñoom bu dee Auchan am nañ 300 fournisseurs yu nekk biir Sénégal te ñooñu ay sénégalais lañ est-ce que seen teraanga dañu war a xëy arrêté ko ay fournisseurs lañ di fournir Auchan ñuy exposé léegi produit yi ñu exposé ci seen étagère
plus de 60% produit sénégalais la mooy jigéen ñi am na jigéen ñuy defar ay gerte caaf am na jigéen ñuy defar ay tigadege mais produit yooyu ñu ngi ko exposé foofu te loolu dañu bëgg mu yokk parce que man il y a 1 mois yenn naa Mbour mais jigéen ñi ma fa gis ñu def transformation produits locaux produit tey non seulement mën nañ ko jaay ci marché mën nañ ko exporter am na ñuy exporter kon loolu ñun dañu leen wax Auchan ak Carrefour ak keneen ne leen UNACOIS ànd nañ ci ñu promouvoir lépp jëm ci produit sénégalais parce que ñun produit sénégalais tigadege bi ñuy defaree Kaolack ak saalu darkase yi ñuy defaree Casamance ak kilo sukaru compagnie sucrière ak litre Sonacos ñun la yemale comme produit sénégalais rek ak dàll yi ñuy defaree ngaay ak ceinture yi ñuy defaree der yooyu ku ko ci def ñun dañuy appuyer lépp lu jëm ci industrie que ça soit PME ak production locale ñu dañ ko jàpp te léegi dañu bëgg Carrefour ak kii di promouvoir produit yooyu loolu ànd nañ ci. léegi li nga xamante ne mooy loi bi wala décret bi nga xamante ne moom moo réglementé njaay ci grande surface yi fan la toll. waaw woo nañ ci concertation mais lañ fa wax mën naa ko baamtu te léegi décret bi jaar na assemblée ginnaaw ba mu jaaree conseil des ministres jaar na assemblée bañ promulgué ko mooy lan. bés na ka tey bi fi commencé génn bi ñu génn pare dañ koy commencé appliquer mooy dañuy def espace bu ñuy respecté diggante ñaari boutique même marque maanaam ñaari boutique Auchan sax distance bi dañ koy respecté boutique Auchan ak beneen boutique keneen wala beneen boutique Carrefour dañuy respecté distance bi am na distance boo xam mu ngi toll ci 1 kilomètre dañ koy respecté mais aussi benn boutique Auchan ak benn boutique Carrefour par rapport ak benn marché classique dafa am distance bu ñuy respecté sauf Castor parce que Castor am na ñetti Auchan yu ko wër loolu mu mënatuñ ko changé mais dootu am donc loolu wax nañ ko direction du commerce intérieur te ministre na ko appliqué incha allah. ndax jaadu na ci réew bi ñu nekk fi mu ne nii mu am benn kër rek boo xam ne moom rek am sañ-sañ di defar sukar. waaw compagnie sucrière dañ ko naan wax mooy monopole mais monopole musul am wala boog bu amatul mooy tey ku amoon sa 500 milliards wala nga am sa partenaire yu ko man nga dem ca vallée ba am na suuf am na ndox am na jant nga am autorisation implanter compagnie sucrière bu concurrencer compagnie sucrière bi existé benn loi terewu ko kon léegi amul monopole maintenant li compagnie sucrière jamonoy Senghor ak jamonoy Mimran mi ko sos lañ signé woon mooy compagnie sucrière non seulement day produire pour satisfaire consommation locale mais dafay sax exporter léegi nag ba investissement yi ñu def fi ñu toll ni tembe amuñu boobu capacité donc toujours am na gab boo xam ne nii dañ ko war a importer alors importation boobu nag dénk nañ ko commerçant yi mën a am DIPA ak compagnie sucrière ku ci nekk boo mënee am sa partenaire yu nekk extérieur sa fournisseur yu nekk extérieur nga am njëg gi mën a adapté wu ci dollar bi mën a fay sa transport mën a fay sa assurance ñëw fay douane soo ñëwee mën a jaay ci marché bi maintenant nag lu coût moom ça dépend du marché mi ngi dépendre ci jamono yi ngay jëndee kon kooku amul monopole benn monopole amu fi donc ku mën a bay toolu jàmb dagg ko def ko sukkar nga indi ko da nga ko jaay ci marché bi da nga mën sax exporter. fi mbir mi tollu jamono ji grande surface yi yëpp wax nañu Auchan wax nañu Carrefour ak ñeneen ak ñeneen ñu ñuy tudd tey suñu jaaykat yu ndaw yi est-ce que seen yëngu-yëngu tey du dee fi mu ne nii. non du dee même du ma wax ne duñu leen affecté mais dama ne du dee lu dee mooy lan nañu adapté wu ci situation bi. am na ci ñoo xam bu ñu demee ba gisuñu lu ñu xam mais dañuy changer jaay leneen mais doo leen li laa jaay te kenn du jaay li may jaay te parce que yow li ngay jaay am nga sa clientèle fixe mais kee aussi bu ñuy installé am na clientèle fixe am mais boo nee man fii laay jaay keneen du installé loolu ban loi la ci marché concurrentiel lañ nekk boo xam ne nii dañ naan lii dominé mooy loi offre ak demande te loi offre ak demande produit bu man doon su baree njëg yi day yomb su fekkee néew na njëg yi cher mais loolu boutique bi ci koñ bi ak kay jaay ca marché ba ak kii ak nu mu tudd Auchan bi installé ñoo ci yem Auchan nag su fekkee dafa attiré nit ñi mais dafa am lu ko waral fi ñu jaay xet gi dafa neex fi ñu jaay yaatu na li ñu achalandé ku ñëw mais loolu suñu membres yi nañ adapté wu ci situation boobu s'il le faut ñu changer organiser seen biir pour def yeneen boutique comme ni ma ko wax sànq mais mieux tey état bi am na programme réhabiliter marché yëpp rawat na marché yi amoon incendie mais bu koy defar da koy moderniser mais su koy moderniser dana xaw a jege Auchan ci nekkin ci melokaan ci yaatuwaay ci sécurité mais surtout ci xet gu baax mais tey am na ci marché yoo xam say su fa dem di jënd da ngay sañ sa bakkan est-ce que loolu yan na maanaam man du ma défendre commerçant yi ba di leen wax topp ci di leen wax leen neex mais damay jéem a wax dëgg te gis nga damay défendre man économie Sénégal balaa may défendre commerçant yi wala ma défendre commerçant yi défendre économie Sénégal mais doone boutique Auchan na fi jógee parce que boutique bi nekk ci ko ñu mënutul jaay non nañ adapté wu dañu adapté wu mooy sa xel mi xalaat lay jëriñ tey bu la Auchan de concurrencer fenn yow am na foo ko mën a concurrencer parce que am na loo xam ne mën ko jaay te Auchan du ko jaay Auchan mënut a jaay tonne ciment Auchan mënut a jaay tonne fer mënul jaay tonne ceeb vous voyez donc organisation la laaj ak adapté wu ci situation bi parce que tey doone bu fekkee jiite woo réew mi ki jiite réew mi bu ñu ko falee moom moo yor orientation politique ak économie réew mi donc li muy doxal même boo ci àndul tu es obligé de le faire parce que mënoo ci dara
man du ma ne ñoom duñ gaañ boutique yu ndaw yi de waaye boutique yu ndaw yi nañ fexe ba organiser seen biir ba mën a adapté wu ci situation mieux ñuy xel ak xalaat ba mën a concurrencer wala jaay yenn produit yoo xam ne ni Auchan duñ ko ak téye seen clientèle parce que am na système bu ñu def boo xam Auchan mënu ko remplacer mooy ñoom di ñuy jaay di leble Auchan bu fekkee mi ngi leble nañ ma ko yëgal donc loolu déjà stratégie la leneen la ci des nañ fexe ba am place yu sell mu yiwee mu yaatu ba pare mu am sécurité mais surtout xet gu neex di fa jógee parce que consommateur bi nga xam ne dërëmam moo nekk ci poosam kenn du ko ne fii nga jënde wala lii ngay jënd. li ñu dundee ñu bëri yaakaar na ni war na mën a wàññeeku. est-ce que mën na nekk. waaw njëg gi wàññeeku moom mi ngi dépendre ci produit bu baree mais aussi mën naa dépendre ci état bi parce que état am na ay taxes yu muy teg ak ay impôt loolu bis bu ko wàññee ñun danañ wàññee mais en général am loo xam su ko état day xëy rek yokku impôt wala mu yokk taxe loolu su ko defee ñun dañ koy tegaat ci consommateur bi te loolu gënul te commerçant moom bu sañoon du jaay lu cher moom li mu mënul rek mooy jaay di perte. waaye bu sañoon du jaay lu cher parce que bu dee jaay lu yomb day tax mu maintenir clientam te kooku bu jeexalee bu ñëwee day jënd sax ci moom donc suñ sañoon njëg wàññi ko produit bu mën doon nag suñ sañoon mu wàññi ko mais nag am na yoo xam dafa dépendre ci ñun. am nañu ceeb. non ceeb. am na ceeb bi ñuy bay. waaw am na ceeb bi ñuy importé am na mais fi to nii depuis 10 ans li ñuy bay mi ngi yokk at mu nekk ba nga xam ne importation mi ngi wàññi ko waaye ñun dañuy wax toujours suñ producteurs yi nekk ci vallée bi ak feneen Sodagré ak ñeneen naan leen ceeb bi non seulement su ngeen ko bayee fexe leen ba qualité bi baax mais ngeen fexe ba njëg gi yanu maanaam mu mën a dékku produit bi jóge bitim réew muy ceeb bi jóge bitim réew mais consommateur moom war naa am embarras du choix buy choisir ceeb bi jóge bi ñu bàyyee ci réew mi kenn waru ko forcer buy choisir ceeb bi jóge bitim réew kenn waru ko forcer waaye nag sentir nañ ne souvent bu fekkee njëg gi dafa cher ci ceeb bi ñu bàyyee ci réew mi dafa am lu ko waral mooy dañ leen lebal xaalis te xaalis dafa am njëg mais souvent am na produit njëgu engrais yi ak njëgu jiw wi ak aussi coût transformation bi léegi nag loolu lu gën a mën a fexe ba njëg gi wàcc rek day tax ba kilogramme ceeb bi ak qualité bu mën doon bu ñëwee mën a concurrencer ceeb bi jóge bitim réew. Alla Dieng nekk secrétaire permanent UNACOIS Yeesal nekkoon ganu RFM Soir ñu ngi lay gërëm bu baax. ñu ngi lay nuyu Jo Maron merci beaucoup.